Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. kon nag heure bi ñoon ñëpp doon xaar egsi na ñu bàyyi exactement ki nga xam ne moom mooy la voix du Colisée mu ñëw incha allah. état d'inconscience la ñuy wax wala état de conscience la ñuy wax par contre ci cadre conscience dafay amaat beneen troisième sens asaflaal beneen second sens te mooy genre système de confirmation la ci nit kon conscient mooy entité mentale inconscient di entité mentale bi ko opposé subconscient nekk ci digg bi archiviste lu nit am ci information moo xam lu mu dégg la lu mu gis la wala luñ ko wax la wala yu mel noonu loolu yëpp lay boole stocké loolu rôle subconscient moo tax féetewul fenn waaye xam nga li ci intéressant mooy ñu ngi tudd sànq intellect mémoire ak yooyu yëpp gis nga c'est extraordinaire xam nga wolof lan moo tax ñuy wax baatu ñaari xel lan moo tax baatu ñaari xel am bu fekkee nit xel mooy nit mais kon ñaari xel kon léegi fu ñu koy teg c'est très intéressant parce que bu ñu nee conscient pour comprendre ko c'est simple moo dajale lépp luy jikko ji nga xam ni dafa war a jëmale nit kanam lépp luy tabax moo tax conscient habitude bu altruiste la am moom defara ko yitteel inconscient nag léegi dafa gën a dellu ci li gën a basique ci nit moo tax moom dafa égoïste nit ki moo ko intéressé survie wu nit ki ak bànneexu nit ki moo ko intéressé mais yàlla ci ni mu nammee équilibre dafa jël lépp les capacités physiques jël inconscient jox ko muy affinité am jël lépp luy capacité mentale jël jox conscient muy affinité am mais kon léegi ñaari xel bi foofu nga ko mën a déggee waaye li si intéressant mooy léegi décision bu jotee te kon looloo tax ñuy wax ñaari xel ndax da ngay hésiter mais lan moo tax xale problème boobu amu ko parce que xale buy doog a juddu amul conscient amul inconscient amul subconscient benn ci formé wu ni cerveau bi di jëlee ay étapes am di màgg noonu la xel bi di jëlee ay étapes am di màgg dans le sens où dafa am li ñuy woowee identité initiale foofu objectifu identité bi mooy amasser le plus d'informations possible jàng juridiction beeg li ci aju milieu de développement bi lan moo fa nekk lu ci nekk nan lay fonctionner mais kon lan moo tax nit du ko màggee parce que identité initiale ni muy fonctionner capacité d'analyse bi xale di am
ni mu mën a garder information ni mu ko mën a fàttali ko mu yomb ko c'est parce que interférence amul xëccoo amul moo tax mu yomb ko mais ci développement il faut que loolu kase parce que sinon du mën a comprendre détails yu noonu wàññi fonctionnement société yu mel noonu foofu la ñuy dellu ci cadre personnalité parce que personnalité vitrine dong la te pire que ça personnalité ci nax sa bopp la dellu parce que bu ñu nee conscient ne inconscient bu ci nekk dafa am personnalité booy tabax ndax bu ci nekk dafa am identité bu fa nekk identité bi nga xam ne dafa dellu ci yow li centré ci yow li nga bëgg yow sa égoïsme yow sa survie yow ak identité bi nga xam ne dafa dellu ci liy jëriñ say morom ak li lay jëriñ yow li lay jëmale kanam c'est extraordinaire ce qui fait que léegi boo delluwaatee nag léegi ci identité initiale fracture il faut que mu am xam nga ñu bëri sax ñoo koy seetlu xam nga indi yenn phénomènes yi ay crise de l'adolescence ak yu mel noonu c'est que dañoo bëgg généraliser le général nga gis nga ku nekk ak fi sa développement di jaar ku nekk ak ni ngay fonctionner ku nekk ak ni ngay màggee xam nga damay jaarale sax ci question bu ñu posé sànq te mooy inni jaayilu fi ardi xalifa kan moo ko moom nit wala doomu aadama mais yàlla ba may wax kan la doon waxal ñëpp kon nit dugg na doomu aadama dugg na waaye doomu aadama daf ci am wala nit am ci wàllam te mooy doomu aadama moo war a def yitte ba mat nit kon nag foofu moom leçon boobu la ci moom defal yitte ba mat nit bi nga war a doon doogay doon xalifa gi gis nga moo tax baat yi di jafe dégg-dégg dafa am dégg am dégg-dégg mooy yow ni nga toll yow fi nga toll yow ni nga mel nga déggee noonu waaye dégg mooy dëgg gi si yàlla dëxee nga mën ko génne loolu nag moo jafe ñu delluwaat ci xel ndax maa ngi commencé dugg ci cadre spiritualité tuuti bu ñu nee identité consciente identité inconsciente noonu la demee c'est-à-dire que bu si nekk ak paramètre am bu si nekk paramètre yooyu day tànn nag léegi nan la koy publicité nan la koy apporter par rapport ak ñeneen ñi muy amal affaire gannaaw loolu nag léegi fracture bi bu xasee ba am conscient fii inconscient fii subconscient fii ku si nekk ak sa fonction mais mieux que ça ku si nekk nag léegi volume bi ngay occupé dafay yokk parce que fekk fracture bi amul croissance su xel mënul am croissance boobu bi am fracture bi am mais ñaari xel bi nag fa lay dugg boobu parce que xale ñaari xel jafe na ko parce que moom identité initiale boobu moo koy permettre nag léegi mbir bi yomb ci moom mag lu mu gën a dem fekk defaatul réunion ñaari éléments yooyu dafay am problème mu choix tout le temps day naan lii laa bëgg a def am leneen lu koy naan est-ce que jar na nga dugg ci est-ce que wóor na est-ce que lii est-ce que lële mais gis nga li intéressant ci loolu mooy léegi yeneen composants yi nekk foofu intellect mémoire imagination ainsi de suite yii yëpp ay outils la ay composants la maanaam ay programme la yu nekk ci biir système d'exploitation xel wax ji nag mooy léegi kan mooy utilisateur bi niñ ko posé ça mais lan moo tax ñuy wax intelligence artificielle c'est parce que intelligence naturelle am na intelligence artificielle est-ce que soxla na utilisateur déedéet mooy opérer boppam fautam pour boog problème am mooy dafa am ay limite de programmation waaye yàlla ci xarañam intelligence naturelle bi amul limite loolu nag mooy force su nit potentiel illimité boobu loolooy force su nit amul fu développement am yam amul fu xelam mën a yam amul fu yaramam mën a yam amul fu ruuxam mën a yam c'est extraordinaire moo tax nit lu jar a dégg la baat bu jar a dégg la baat bu jar a réétudier la léegi nag bu delloo ci cadre identité bi ñu doon wax léegi xam naa sax bëri na yu may tëb wax dëgg neex yàlla ndax bañ gën a guddeel nit ñi réconciliation bu amee
interférence yi dem day duggaale ci question bi ñu posé sànq te mooy nit est-ce que mën na dépasser capacité de base yi moom est-ce que xelam 10% boobu nga xam ni consciemment fa lay am est-ce que mën na ko romb bien sûr parce que ni muy demee nen la conscient inconscient fekk ñoo ngi xëccoo milieu bu stable amul pour nag léegi avancement mën a am day mel ni tey jii boo duggee ci cadre physique chimie boo jëlee nañ dugg ci cadre automobile ak ni oto di fonctionner oto lu moteur am bëri doole bu fekkul chaîne bi relier puissance su moteur bi ak tali bi bu fekkee parewul pour doole boobu day patiner waaye du dem fenn dana bëri saxaar moom waaye demul fenn gis nga nit même principe bi la identité absolue nag bu ko nit amee te mooy réconcilier conscient inconscient ak subconscient déjà ñett yi ñu àndaat dafa am lu muy régler te mooy nit ki naxatul boppam ci boppam naxatul boppam ci gëm ni moom nit ñee ko intéressé fekk réellement inconscient moo ko yore woon te kon boppam ko yitteel te mooy di nga xëy di defal say moroom yaakaar ne yow na nga ko def te yàlla tax fekk ne yow sensation bi nga yëg ci sa bopp ba nga ko defee moo la ci intéressé te mooy yëg ni naka yow yaa ngi def dara c'est très important wala nga xëy yaakaar ne yow da ngaa égoïste yow da nga sa bopp rek nga bàyyi xel fekk yàlla xam ne ni foo fekk sa morom defal nga ko loo xam ne yow xamoo nu mu toll fekk boobu sa conscient moo la mëne te yow yëgoo ko mais gis nga nag fexe ba dindi illusion yooyu fexe ba dindi naxante yooyu moo lay permettre nag léegi di nga xëy defal nit te dëgg-dëgg yàlla tax mais mieux que ça nangu sa morom defal la te yàlla tax parce que foofu nekkatul problème mu man lan laa yëg nekkatul problème man lan laa sentir dafa nekk problème mu dama ko def parce que xam naa ni lu ma war a def la dama ko def parce que dama yëg ni lu ma war a def la dama ko def ndax dama ko yéene li ñu yàlla boole moo tax waaye kon moom it man bu ma ko defalee foog ma nangu moom it mu defal ma ko c'est très important identité absolue nag yooyu yëpp lay régler illusion bi dootul am da ngay def face ak sa bopp gis sa bopp moo tax Colisée bi loolooy idée bi doo xeex ak kenn sa bopp ngay xeexal doo def face kenn sa bopp ngay def face pour nga mën a xam lan moo la bloqué lan moo la téye gis nga bu leen kenn nax évolution du problème mu man mag laa man xale laa mën naa lii wala mënuma lii gis nga nit lu mu mënul moo ko teg boppam nit lu mu deful moo ci téye boppam c'est aussi simple que ça nit fu mu mënti toll ak n'importe quel palier de son évolution moom mooy décider fan la bëgg a dem moom mooy décider ba xam fii lay taxaw wala day jëm kanam c'est aussi simple que ça wax ji nag mooy ni ma ko yàgg a waxee choix la c'est un choix à faire yow yaay xool li nga bëgg lan lay jar boo xamee li muy jar nga xam lim la jaral bu la jaralee lu ëpp li muy jar di nga ko am te di nga dese ci bu la ko jarulee nag nga dëpp te xam ne doo ci jot noonu rek la toll xam naa liñ bëggoon indi yëpp sax indi wuñu ko waaye mercredi ngi fi vendredi ngi fi xam naa pour bañ a gën a guddal rek ak bañ a gën a guddeel nit ñi xam naa ñu yemale ko foofu rek waaye def di domaine bu intéressant te domaine bu large bu ñu yàgg yitteel moo tax sant yàlla rek asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu def fatiha falax ak naa salaatul fatih ñaanalante ba mercredi incha allah